Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! mbokk yi dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen kon ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës choc bu mitti ñaar fukki nit ak juróom xëy ñàkk seen bakkan minibus bu jógee Richard Toll moo jàkkaarloo ak car bu bawoon Touba yabul woon kenn ñu ni kon doon xel yu mitti néew yaa nga jamono ji ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye juróom ci ñoom Ousseynou Diop fële ca diwaanu Ndar nee na ñoo bokk benn kër ca cité ñax foofee tiis dëgg la njaboot gi di dund jamono yi avocat Khalifa Ababacar Sall ni ñi ngi ak ay preuve ay firnde ci ni téye gi ci meeru Dakar teguwut ci lenn ci seen janoo bi ñu gont seq ko ak waaye taskatu xibaar yi ñi ngi dankaafu ministre bi ñu dénk wàllu ko yoon tey sàkku ñu neenal procédure bi ko téye ci kaso bi jamono yi maître Abdoulaye Wade ak na mu gisee réew mi fa mu ko bàkk la mu jàpp ni président Macky Sall ca la def moom la ci def ak maître Madické Niang mi mu def léegi numéro 2 ci biir parti démocratique sénégalais loolee des na ci dikkit ci biir xibaar yi gisee nañu ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllug politique ñàngat wañu ca def ci kàddu yëmu jibal moom président Abdoulaye Wade des na ca dikk ci kanam du ñàkkit xëy na njeextalu xibaar yi ñu fekki ji waa Touba fonk yaa nga kon mbokk yi nis tut ñu yaatal ko. dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tombale ko ak tiis bi naqar accident bu mitti ca kon yoonu ko Touba diggante Kébémer ak Sagata foofee ñu naan borne numéro 20 ñaar fukki nit ak juróom ñoo ca ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak ñeenti ci saasi la loolee gannaaw ba benn woto minibus bu jógee Richard Toll kon daal di jano ak benn car bu mag car ba ma nga jóge woon moom Touba bis yu mag yooyu yabul woon kenn nag ñu ni doon xel yu bari choc bu miti néewee ca l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga la ñu leen yóbbu gouverneur yëkki ci ay kàddoom xam le ni bu sañoon mbokk yi ñëw jël si leen ndax xëy na foofee morgue ba attanul loolee lépp mi ngi it dankaf wata gaañ yi ci kaw tali bi Thierno Fall moo tatan ay kàddoom. bus bi ci boppam bi choc bi amee ba pare bi mu dérapé dafa yenu benn poteau haute tension bu Senelec daw naag moom lu ma 10 mètres dafa dagg poteau bi ci digg bi bon ngeen xam ne bon choc bu métti la ñi nekkoon ci minicar bi nag yaakaar nañ kenn génnul parce que au total ñi ngi enregistré ñaar fukki nit ak juróom am na juróom-ñetti nit ñu nga xam ne déjà gis nañ leen xàmmee nañ leen woo nañ seeni mbokk pour ñu ñëw jël si leen ñi ci des muy fukki nit ak juróom-ñaar xamaguñu leen
te gannaaw dañuy yaakaar ne minicar bi mi ngi jógee Richard Toll jaar Saint-Louis pour jaar Kébémer pour jëm Touba dañ yaakaar ne peut-être ñooñu am na ci ñu nga xam ne seeni mbokk certainement tàggu nañ leen démb ci guddi wala tey ci suba fajar ne dañuy jëm Touba donc ñooñu ñu jéem a jege si jokkoo ak hôpital régional Louga bu ko defee bu ñu ñëwee fii rek ñu jéem leen a ubbil morgue bi ñu xool ndax seeni mbokk ñi ngi ci wala déet. nit ñi encore nañu moytu nañu def ndànk yoon yi baax na te oto yi dañu gaaw donc nañu moytu def ndànk bu ñu defee ndànk yàlla mën nañu yóbbu ci jàmm indi ñu jàmm te accident du am ensuite bu ñu sonnee nañuy noppalu mënoo di dawal oto bu gaaw ci yoon bu nga xam ne nii aussi yoon bu baax la te doo noppalu di course di dem di ñëw saa nga noppalu bu yàggee da nga nelaw wala nga def leneen loolu muy indi accident yu mel nii nga xam ne kenn bëggu ko muy lu mitti minibus bi ni mu ko waxee kenn desu ci ñaar fukki nit ak juróom ñàkk ci kon seen bakkan ña ca bari nag ña nga dëkk kon fële ca Ndar ndax xam na ñoo xamante ne oto bi mu jógee Richard Toll dafa taxaw Ndar foofee la leen yabee juróom-ñaar kon ca cité ñax la ñu dëkkee ca diwaanu Ndar juróom ñi ñoo bokk benn kër métit ci biir njaboot gi Ousseynou Diop. accident bi am ci département bu Kébémer ñu ci bari fii la ñu jógee ci diwaanu Ndar géej ci cité ñaax benn njaboot juróomi nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan ñu fa fekk di témoigner ci ñi nga xamante ni ñoo génn àdduna. bi ma génnee sol sama yére génn c'est la suite ci laa dégg ñu ni Gaye Thiam la ak borom këram ñuy wax Touba Sylla bon ñu bokkoon ak ki nga xam ni mooy Yacine kooku ñoo jëloo kër quoi c'est la suite bi ma génnee si la yëg information mais vraiment métti na loolu mais sant rek. waaw sama nijaay la sama tonton ak jabaram ak ñaari doomam ak sama frère bu ci bokk ak jabaram. fii nag ci cité ñax naqar la askan wi di dundee jamono jile boo ñëwee ci quartier bi sax dafa ni selaw kii moom xaritam moo génn àdduna. waaw tey moom Saint-Louis moom naqar bu rëy lañu yeewoo kii génn àdduna sama xarit la ñoo fawandoo ñoo dëkk Ndar fii ko ñu wude dama yeewu suba di nuyu sama benn dëkkandoo mu xamal ni ma yëgoo li xew ma ni ka lan la. Touba Sylla moom sëñ Touba rek la doon dund ñoo fawandoo ñoo dafandoo lépp mais dafa teel a summi yére nasaraan yi ay ñaar fukk at ak nangam nii du sol yére tubaab foo ko fekk bàyyi laat xaftaan te tout tànk la. ci cité ñax nag ñu ci bare bi naqar bi amee dañu delluwaat ci yàlla. ñu baax lan wax dëgg yàlla neex a dëkkal ñu yaatu baax oyof mais nag yàlla moom mooy sunu buur lu mu neex rek lay def lu mu dogal rek dañ koy nangu si baaxam daal. ci l'accident bi amoon ci département bu Kébémer ñu ci bare fii ci diwaanu Ndar géej la ñu jógee ñoom nag minicar bi ñu duggoon la benn bus daal di yanu ñu ci bare ci ñoom génn àdduna seeni ay njaboot ba léegi ñu sëngëmtal waaye nag bàyyi lépp ci loxo yàlla. mangook mi lu mit ci Ousseynou Diop ñaanal leen kon suñ borom àtte leen ci yërmandeem xaar leen ci àjjana yu gën a kawe yi màggal nag gaañaa ngi koy wàcc tali bi di sàkku rek ñu def ndànk fële nga xamante ni moom moo di kër sëriñ bi am na ñoo xamante ni fa la ñu bawoo ñoom it fas yéene dëgmal yoon jëm ca Touba ñoom jàpp nañu ni jamono ji yenn saay mu xaw a xat ba daal gaañ yi yokk paas yi juróomi téeméer bañ daan fay léegi junni lañuy laaj Aminata Mbaare Sow moo fa demoon na kër sëriñ bi la ñu dëppee bërëb bile fii ay oto yu jóge Ndakaaru di dem Touba ay bës a ngi nii nag nit ñi dañ fay festel. màggal une semaine nag bu ko defee rek maanaam mën naa bu weer sawar wi feeñoo rek ñun suñu liggéey commencé rek ñiy dem Touba commencé nañoo ñëw incha allah. semaine gi nii bërëb bi nii lay mel ay oto ay bus lu ci gën a bëri. di jëlee clients yi Ndakaaru di leen yóbbu ci dëkk wu sell wi. ci soo ba léegi ñu ngi ci garage bi di xaar oto pour mu yóbbu ñu Touba oto yi bu ñëw da ngay fees te paas bi maanaam dañ ko double maanaam dañ daan paas 2000 lañ doon paas léegi ñu ngi ci yokkaat 3000 muy 5000 francs. tey suba ça ne fait même pas de cela 1 heure 2 heures de temps 4000 loon même pas quelques heures rek ñu ne la 5000 francs loolu moom daanaka moom sa au revoir moom. oto yi fi nekk dañuy yokk transport dafa seer trop 5000 francs. tubaab bi bu ñu demee ba wàññi seen i biir non transport bi war naa mën a wàññeeku Sénégal. juróomi téeméer la woon dem ci 3000 ba ci 4000 francs lu waral yokkute gi oto yi bu ñu demee Touba nii yab ba àgg Touba booy ñëw da ngay tëj buntu di yab benn nit ba dellusiwaat fii. leneen lu nuy joytu mooy transport bi sax oto yi daanaka matagul pour mën leen yóbbu. di ñaan suñu borom ñu àgg ci jàmm
waaw te ñu màggalu jàmm ren moom difficulté yi ñu am ci biir oto yi moom daanaka moom oto yi moom dafa amul dafa ñàkk. ñaari fan a des ci màggalu Touba ñu gis ay gaar yu bëri fii ci Ndakaaru ay taalibe dafa ñëw ñoom ñëpp bëgg a dem ci Touba ngir màggalu départ Cheikh Amadou Bamba jëm ca Gabon. wàllu ko wérgu yaram ak feebar bi ñu naan dengue fan la toll boobu épidémie communiqué tukkee na ci ministère bi ñu dénk wàllu ko wérgu yaram ak action sociale xamle nañu ni bisub juróomi fan ci weeru novembre bu ñu doon xoolaat yëf yi di ko jàngaat ci juróomi téeméer ak fukki prélèvement yoo xamante ni jot nañu ko def ci ñu jàpp ni daal am nañu yaramu tàng ak xeeti signe yooyee juróom-ñaar fukki ak juróom-ñeent testé dafa positif mu ñu jàpp ni kon am nañu dengue ñu daal leen di faj ca kër docteur nee nañ sax yittewoo wuñu woon ay hospitalisation faj nañu leen amul benn complication amul kenn ku ca ñàkk sa bakkan ñu delluwaat kon seeni mbokk ministère de la santé di leeral ni ma nga cee lëkkaloo kon ak institut Pasteur di wéyal liggéey bi muy amal ci terrain bi ngir daal faagaagal xeetu yoo boobee nga xamante ni moom moo koy indi leeralit ni ba jamono ji feebar bi ca diwaanu Louga la yem kot ci réew mi wax ci leneen dellusi ci Ndakaaru ak mbiri Khalifa Ababacar Sall ñi koy layool daan nañuy gontu janoo ak waaye taskatu xibaar yi la ñu bëgg nag moo di procédure judiciaire bi ñu daal di koy neenal avocat yi ni am nañu ay preuve ci ni Khalifa Sall ni ñu ko téye dara ci teguwut ci yoon ñu ciy dànkaafu ministre bi ñu dénk wàllug justice assemblée nationale itam na kaddu yu ñu leen jagleel ndaje ma bi fay la ñu fa yabaloon mu ñu koy nettali. gannaaw ndaje commission ad hoc ci pencum ndawum réew ma ngir dindi malaanu kiir laayu Khalifa Ababacar Sall ña koy layal di avocat yi la ñu bëgg rek moo di ñu dindi li di procédure judiciaire bu député maire Dakar bi la ñuy sàkku ci juge bi moo di mu bañ a topp kii di procureur de la république ñoom ñu gis ne yile procédure teguwut fenn. dëgguñ foo xamante ni dañuy wax phase jugement fi ñu egg mooy libération d'office Khalifa Sall mais annulation acte de procédure yi nga xamante ni dañ ko jël te mu jalgati yoon. ñoom ñooñee di layal Khalifa Ababacar Sall di wax na ñoom yor nañ preuve yiy firndeel ne Khalifa détenu arbitraire la. détention arbitraire nag bu xasee ba dugg ci dossier rek je pense que li ci am mooy lever mooy annulation moo tax tey fait yu bees yooyu bi nga xamante ni dafa ñëw ñun li ñu def mooy d'abord saisir doyen des juges ne ko immédiatement bàyyil Khalifa Ababacar Sall ndax ñi doon bañ immunité am nangu nañ immunité am yemuñ foofu parce que dañu jàpp que ne bépp acte boo xam ne dañ ko posé diggante bi ñu falee Khalifa Ababacar Sall ba léegi jëmale ko ci instruction bi ay acte la yoo xamante ni dafa nul. ñooñu maître Seydou Diagne yi taxaw tëmb ngir layal Khalifa Ababacar Sall ngir mu am dëgg ca kaw yoon waaye itam di artu ki di jëwrin gi ñu dénk wàllum yoon fii ci mim réew. nag dañ koy wax ministre de la justice mooy que ne yoon dafa am nu muy demee phase enquête préliminaire romb nañ ko. ñu ngi ci phase instruction ñun ñëpp nangu nañ ne li ci topp mooy jugement mais jugement bala ñu fay dem dafa am koo xamante ni moom moo koy décider juge d'instruction buñ ko saisiré ci dossier ñaari possibilité am na ko mooy mu renvoyer nit ki en audience pour ñu àtte ko walla mu rendre non-lieu tey enquête la ñu nekk. ñu làkk ko jant bi booboog léegi mat na juróom-ñetti weer. ñay layal Khalifa Ababacar Sall di woo sénégalais ñu jël seen responsabilité naam itam di wax waa pencum ndawum réew mi ñu wane seen bopp wax ne ñoom institution lañ. ci ñetti poñ lañ ko mën a tënk benn. ma ngoog jono bi avocat yi Khalifa Sall doon seq ak waaye taskatu xibaar yi ak nettalik Habib Faye tàggetu ke ci maître Abdoulaye Wade jëm ci président Macky Sall ci ni mu bawoon réew mi ak fi mu ko fekk xëy na doon séntu lu weesu lii docteur kon Rosner Alisouta moom moo ci àddu spécialiste la ci wàllu communication xam leen na ni ay critique la dëgg waaye dafa am lu ñu ca war a xoolaat Amadou Sarr sociologue it joxe ca kàddoom jàpp ne li lépp firnde la ci diggante ñaari kilifa yooyu ni lañu ca war a régler dafa bari seeni kàddu Alassane Ba moo ko tataanaaw. kàddu yi xaw a njagas jëmale ko ci pouvoir en place loolu dafa baax ci démocratie waaye li may xaw a ragal daal mooy mu xaw a xëccu trop ci côté murit bu fekkee da nga bëgg a falu wala sa mbokk falu bàyyil xel ni Sénégal yemul ci murit
am na ay tijaan am na ay laayeen am na ay catholique am na ay yéefar ñu bëri ay sénégalais lañ kon boo xawee jéng du trop da indi fiiraange ñu ne président nee na bëgg na kuy falu président élection yi ñëw doon murit waa ñun laayeen xanaa baaxuñu waa ñun tijaan yi xanaa amul kenn ku war a nekk président waa ñun yéefar yi xanaa waruñoo falu xam loolu la ñuy wax kon xëy na war nga xool nu ngay waxee wax bi ba du gàññee nit ñi fi Abdoulaye Wade jaar Macky Sall jaaru fa te fii Macky Sall jaar Abdoulaye moo ko fa jaarloo borom xam-xam boo xam ne xamante ngeen ni ñaar xëcc ko sa côté mu xelal la ngir Sénégal mën a dox loolu na Macky Sall def ko te loolu erreur la ndax njiit day mën a jéggale. ñëpp xalaatoon nañ ne di porte-parole Mouride waxee diggante Wade ak Macky dañ doon njortu ni jàmm rek kay am coow li xëy na dana jeex mais loolu day taxaw nëbb benn profil Wade comme opposant comme quelqu'un koo xam ne day bañ ku yombul nax tamit parce que nañ fàttaliku Senghor rek ko doon laay ñoom mboor ma ngoog ñu doon wax ci diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade ca Touba ga mu nekk ca kër Serigne Mountakha Mbacké maître Abdoulaye Wade fa la présenté maître Madické Niang comme numéro 2 ñaareelu kilifa ci biir parti démocratique sénégalais loolee nees ko war a mën a jàngatee lan la mën a jur ci langue politique gi rawatina ci biir PDS jamono joo xamante ni Omar Sarr jàppoon nañu ni mooy coordonnateur ba ak dëjite loolee Alassane Ba laaj na ci spécialiste yi seen xam-xam. daanaka ñu bëri xaaruñu woon li ni mel maître Abdoulaye Wade présenté Madické Niang comme ku topp ci moom ci parti démocratique sénégalais kii di Serigne Mountakha Mbacké mu di ab acte politique kenn mënta natt fu muy génn mu di xalaatu spécialiste en communication bi. Omar Sarr nag xëy na nu mu téye parti bi taxul mu jëm kanam lu bari ndax gis nañ ni bu maître Wade ñëwuloon ci élection yi passé caaf xëm. xëy na nag yaru na am na discipline tey na parti bi avancé wul ñu bëri gedd nañ sax dem waaye ba tey parti bi taxaw na waaye maître Wade nee na Madické Niang mooy numéro 2 loolu dina indi mbetteel waaye xëy na bu mu nekkee Touba tax parce que comme nee na moom bëgg na kuy jiite réew Sénégal 2019 doon murid mais Madické Niang xam nañu murid la xëy na da doon wax lu neex waa Touba. Ça n'a rien de grave pour Omar Sarr qui a déjà fait combien d'années au niveau de ce poste-là pour man waru ko mën wàññi dara on dit que Madické n'est pas trop politique il est plus technocrate que politique mais je pense qu'aussi il s'est engagé politiquement. mbir mi ni mel nag mën na jër ay ñagas-ñagas ci parti démocratique sénégalais wante mën nañ jàpp ne lu war la ci politique amuti sentiment ay intérêt la ñuy gérer. Maître Wade moo yàgg décidé. moo tax su ma déggee yenn partisans yi yenn waa PDS naan ñun dañuy fippu parce que amul démocratie mais da ngeen di caaxaan ne li ngeen di wax ni la PDS noonu la mos a doxee ci ngeen falu ministre kon bu leen kaas bu leen xaar ba léegi ñu wax li ngeen di kaas mais dama yaakaar ni comme Maître Wade bi nga jëm mag te PDS amul dauphin bu ñu mën a jàpp ni kii mooy vraiment dauphin ni war nañu léegi wëlbatiku indi démocratie def élection primaire xëy na ku ñuy fal pour mu dem 2019 ñëpp duñ ci d'accord mais la majorité ñu ci d'accord ba pare jàppale ko mu dem. def na ko wax ko ci ambiance su grand magal bu Touba mu di ab stratège bu mag maître Abdoulaye Wade daanaka rétrogradé gaynde bu Waalo réaction Omar Sarr nag mu doon lu ñuy xaarandi. bankoog loxo ci ñi di concessionnaire yi ñi roñ mbalit mi fii ci Ndakaaru fukk juróom-ñeent ci ñoom ñoo dakkal liggéey bi nee nañu bañuñu waaye dañoo yoratul koppar yu ñu ko wéyalee nguur gi moo leen yoreel juróomi milliards loole nag la ñu bëgg daal mu dugal loxo ci poos askan wi nag yëg ko bu baax ndax xamuñu fan la ñu jëm ak seen mbalit reportage Moussa Ngom Younous Diatta. ay polu mbalit yu ñu rangale ci buntu kër yi. seeni borom di xaar ba tey ñëwub camion yi leen war a jël si tax ba ñuy naqarlu li ni mel wante teewul ñu nangu la ko waral. yëg nañ ko bu baax bi yaa ngi xool fii gis nga mbalit mi ni mel waaye nag ñiy liggéey man contrôle ma leen de parce que kuy liggéey ku ne yor sa kër weer dundal sa njaboot bu weer dee da nga ko war a fay. ñàkk respecté ñi koy def rek te ñooñu la ñu waroon gën a fay. ñi yor oto yi war nañ leen fay pour ñoom ñuy mën di fay ñële nañ leen fay. état bee ci war a teg loxoom bu baax. gis nga lii fii rek la am man mii di wax ak yow Italie laa nekk waaye loolu lu fa am ñi xam nga la ñuy gën a fonk
ñuy liggéey ci mbalit mi lañ gën a fonk ñoo gën a doon soldu. ab décor bu ñaaw loolu doon li juddoo sib grève bu fukk ak juróom-ñeenti concessionnaire sumb ngir ñu fay leen seeni xaalis. boo demee bu amatoo moyen pour jënd gasoil doo fay sa ñu lay liggéeyal loolu amatul sens quoi moo tax ñoom ñu taxaw parce que 6 mois tamit dafa bëri. nit su liggéeyee ba weer dee da nga ko war a fay parce que concessionnaire aussi ñoom it dañoo am ay employés dañoo am ay liggéeykat liggéeykat yu ay père de famille lañ tey genn wàll gi yëpp liggéeytuñu parce que il y a des problèmes ñun aussi dama koy xoolee suñu bopp bu technicien de surface aussi bu ñu leen fayalee aussi dañuy banque suñu loxo mbali mi ay jinne jëluñu ko ay nit a koy jël. lu tolloog 5 milliards ak lu teg yu ñu leen ameel ay problème mu budget yu waral saa su nekk grève ngir yëngu ci forum mbalit bi sax am jiixi jaaxa ci lu jëm ci seen i mbir. tey dafa mel ni la ñu liggéeyoon ci ñaari at ñu ngi koy bëgg a yàq ci benn fan loolu yëpp mooy éternel recommencement bi am ci nettoiement bi ak aussi politisation bi nga xam ne moo am ci secteur bi secteur yëpp voté nañ leen seen budget respecté nañ budget bi mais mbali mi rek ngay gis ñu voté budget dafa mel ni ay teefanke ñoo ñuy gérer dafa mel ni ñoo xam ne nii l'argent du contribuable sénégalais moo leen arrangé catu dëkk bi arrangé wu leen ou bien ñu mettre technicien ci ay conditions yu baax arrangé wu leen ñun nag ay liggéeykat lañu la ca concessionnaire nag du ci technicien de surface yi. si secteur bi yëpp la il faut que ñu xoolaat ko parce que lii du dem quoi bu ñuy paree après ñun bu ñu amelee bu ñu le 8 bu jotee bu ñu fay ñun ñu arrêté. Alilo moom tey mu ngi liggéey si yenn mbeddi Médina wante li mu jàpp moo di li waral grève bu concessionnaire yi lu ko raw si problème ñoom liggéeykat yi ñu ngi koy jànkoonteel tax ba muy ñaan ñi ko sekk jox gëdd ñi liggéey si wàllu mbalit mi. suñu élément yi dañuy fay ko sax dañuy jooy ba sonn parce que liggéey bi dafa metti ngok ci wàllu mbalit mi buñ ca desee ndax la ñuy daal di wutali ak centre boo xamante ni taxawal nañ ko fa mu daal di rek war a lijjanti mbalit ma fa nekkoon seen boobee xawoon a méngoo ak mbëbës loolee nag ne nañ dana toll ci 30 000 tonnes yu mu war a mën a liggéey at mu jot fukki milliards ak ñett la ñu ca dugal France dugal ci loxo mu seeni Diop. commune bu Saint-Louis ak ay partenaires internationaux ñoo taxaw ngir lu jëm ci wàllu mbalit mi ngi nemmeeku ci diwaanu Ndar Géej ñu mën ko fi jëlee rawatina itam jàppale centre d'enfouissement technique bi usine bu yees lañ fiy amal boo xamante ni at bu ne dina mën a rënk lu toll ci fanweeri junni ci ay tonnu mbalit. et yàlla defal ñu sutura vraiment ñu am li ñu doon wut ak li maire di xaar léegi nag projet bi fi mu toll nii dañ nekk ci waxtaan ñoo ne ñu proposer li ñu bëgg a andi pour mairie bi dina waxtaan dina toog. gëstu ak des services techniques de la mairie. usine boobu ñu war a amal ci diwaan Ndar Géej sax dina tax mbalit mi doon jaaxal askan wi ñu mën ko faagaagal. ñu mën a boole suñuy doole pour collecte bi mooy ramassage mbalit bi ak yóbbu ko ci usine bi mu traité ko. programme bi dinañ ko mën a yaatal ci yeneen dëkk yu mag yi nekk ci région bu Saint-Louis ngir mën leen jàppale fu ci mën a Rosso Béthio waaye bu ñu dégloo kàddu doomu Ndar yi région bu Louga sax mën nañ ko ci jàppale. tey buñ ko installé li ci am solo mooy au-delà régler problème mu traitement des déchets bi. usine bi technologie bi suñu partenaires yi indi usine bi déjà dafay produire électricité mais technologie bi ñu am bi nga xam ni Institut national du pétrole bu France ak Institut national de recherche agronomique bu France ak système des Nations unies pour le développement industriel ñoom ñëpp ànd nañ d'accord ni technologie bi dañ ko war a développer en Afrique. usine boobee ñu war a amal ci Ndar Géej dina mën a participer itam ci wàllu énergie bi nga xamante ni Sénégal da koy soxla waaye tamit ñu gën a mën a soppi xar kanamu centre d'enfouissement technique bu Ndar bi nga xamante ni ay tonnu mbalit ñoo fa ne. ci cahier de charge bi mairie bi di liggéey ci la ñuy wax li mu bëgg ci CET bi ak li mu ci nar ak liñ ci war a def ñun ba ñu demee xool nañ CET bi ni mu tëddee ak li fa nekk moom nañu wax ñu ne am nañ matière première bu fa nekk boo xam ni mën nañ commencer liggéey. ñun dañuy yokk suñu participation boo xam ni produire énergie boo xam ni dañ koy jaay Senelec. projet bi nag ci Afrique de l'Ouest benn la fii doon koppar yéen ci war a dugal toll na ci 20 millions ci ay euros. liggéeykat yoo xamante ni kontaanuñu ñuy yëngu kon ci wàllu aar gàncax gi ñoom travailleurs phytosanitaires yooyu ci ndaje xamle nañu ko jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund ci seen condition de travail payoor yu néew waaye it leneen loo xamante ni ci wàllu jumtukaay gisuñu ci seen bopp àggee nañu ko kilifa yi nag di ci sentu safara El Hadj Martar Sané kenn ci ñoom moo ci àddu ci micro Salif Sow. fa am solo lool ndax ñun ñooy aar gàncax ku ne xam na ni. boo xaajee réew mi maanaam ñi ko dëkkee ci téeméeri xaaj juróom-benn fukk yi yëpp dañuy yëngu ci mbéy te mbéy moomu dafa doon loo xamante ni ñun DPV jamono bi nga xamante ni béykat bi dugal na jiw bi ci kaw suuf ba keroog mu koy jëndee tool yi ñun dañuy taxaw pour aar loolu gunóor yi bañ koo yàq ak xeetu ruur yooyu ba ci picc yi fee ca waalo maanaam ceeb bi ba Casamance ca anam de kon liggéey boobu damaa yaakaar dafa doon liggéey boo xamante ni koom-koomu réew mi
loolu pàcc yi njëkk la ci bokk. moo tax ñu yaakaar mérité nañu maanaam ay payoor ay traitement yoo xamante ni ay toppatoo yoo xamante ci wàllu nguur gi ñëw ci ñun. sunuy salaire néew na sunu nekkin des na. salaire u enseignant. ak salaire buy soog a démarrer. ak salaire u technicien buy doog a démarrer fii ci sunu secteur bi ñun fii ci statut bi ñu nekkee ñun comme étant des CDI ici. boo ko xaajee ñetti paaj benn paaj bi moom lay xaw a méngool bokk na ci point yi nga xamante ne ñun dañuy liggéey ci poson donc dañuy bëgg ñu am prime d'intoxication. mooy secrétaire général adjoint syndicat bi ëmb travailleur kon phytosanitaire yi doon wax seen i jafe-jafe gërëm leen nag ci ànd bi ak télévision Futurs Médias 20h incha allah rédaction bi dina dellu si bu boobaa ci kàllaama nasaraan lay doon ak Cheikh Tidiane Diawo Touba it dinañu leen dégtal xibaar yi ci kanam tuuti ak équipe ba ñu fa yabal jërë ngeen jëf 20h rédaction bi beneen journal.